dafa am discours boo xam ne dañ koo bëgg a def ci italien ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kon ñu ñaan mbokk jullit mbokk taalibe bi yëpp ñu mënu ak teewlu rek nga xam ne surtout tànk yi nga xam ne ñu nekk ci dëkk bi ci italien lay gën a yombe ci ñoom ñu mën koo dégg kon dañuy dox soxna Maam Jaara Cissé mu waxtaanal lu ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha su noppee ñu jox soxna Maam Jaara Lum mu waxtaanal moom it ci Cheikh Modou Moustapha ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma kon soxna Maam Jaara Cissé bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وببارك التحفة والسنديد نسألك حماية من الشيطان والجن نفوس الشرية وتفتحا للسان ونورا في قلوب سميع وتسخيرا لكل خير نريده في الحق المقام السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi xalifatul am li tarixatul muridiya Cheikh Mountakha Bassirou di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di si taftal Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacké xalifa Daaru Khoudoss di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké era il primo figlio del santo sufi e leader religioso Cheikh Ahmadou Bamba, fondatore della confraternita Mouride. Serigne Moustapha servì come primo califfo della confraternita Mouride, un grande dal 1927 fino alla sua scomparsa, avvenuta il 13 luglio 1945. Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké è nato nel 1888 a Darussalam in Senegal. Sua madre era Sokhna Aminata Lo, mentre Serigne Dame Abdourahmane Lo gli insegnò gli studi coranici. Divenne il primo califfo Mouride dopo la scomparsa di suo padre nel 1927. Lo Sheikh intraprese uno dei principali progetti della comunità Mouride, la costruzione della grande moschea di Touba. Nel 1928 ottenne dal Consiglio privato coloniale la registrazione di un contratto di locazione di 400 ettari di terreno, su cui sarebbe stata costruita la moschea. Iniziò con la costruzione della linea ferroviaria Diourbel-Touba. La costruzione della ferrovia era una condizione imposta dalle autorità coloniali per ostacolare il progetto della moschea di Touba. Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké iniziò i lavori per la grande moschea di Touba nel 1932. La prima pietra fu posata il 4 marzo 1932. I lavori proseguirono fino al 1939, quando lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ne determinò una temporanea interruzione. Ripresero solo 8 anni dopo, sotto il califfato di Serigne Mouhamadou Fadilou Mbacké, che nel 1928 organizzò il primo Magal di Touba. Sotto la sua guida, la città santa, capitale del Mouridismo, vide il suo primo Potsdam. Il primo Magal del 1928 vide la partecipazione di 70.000 persone. Si stima che la popolazione di Touba, già di per sé considerevole, possa raddoppiare durante il periodo del Magal, con persone che arrivano da tutto il Senegal e anche da altre nazioni. Il Magal di Darou Khoudoss è una celebrazione importante per la comunità mouride senegalese, che commemora il ricordo di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, il fondatore del Mouridismo, dopo il suo passaggio all'altro mondo. Questa festa religiosa si tiene ogni anno a Touba, città santa senegalese. La prima edizione del Magal di Darou Khoudoss fu organizzata nel 1935 da Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, il primo califfo di Cheikh Ahmadou Bamba. L'evento ricorda il giorno in cui Cheikh Ahmadou Bamba fu richiamato a Dio, il 20 Muharram del calendario islamico, che corrisponde al 19 luglio 1927. Il Magal di Darou Khoudoss è un'occasione importante per la comunità Mouride di riunirsi e celebrare la loro fede. Cheikh Ahmadou Mbacké, meglio conosciuto come Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma, è senza dubbio una di quelle figure mitiche plasmate da Khadim Rasoul, con l'obiettivo di costruire una fonte di stabilità sociale ed elevazione spirituale degna dei più grandi eletti da Dio.
Meglio conosciuto come Gaynde Fatma, il primo califfo di Serigne Muhammad Mustafa Mbacke ibn Khadim Rasoul, fu durante la sua vita terrena un fattore determinante nel sensibilizzare i murid sulla loro forza intellettuale. Il primo califfo di Dar Qudus fu battezzato dallo stesso sceicco Ahmad Bamba, che gli diede il suo nome. Come tutti coloro che crebbero nell'entourage di Khadim Rasoul, lo sceicco Ahmad Bamba fu mandato dal padre, insieme al fratello minore Serigne Mbacke Medina, a vivere con il nonno Serigne Makhtar Alelu, dove rimasero dal 1919 al 1926. Proseguendo il loro percorso di studi, furono mandati in Mauritania nel 1930 per apprendere letteratura e teologia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I due rimasero lì per 2 anni, prima di tornare in Senegal, precisamente a Diourbel, con Serigne Mohamedou Dem. Nel 1933 i due fratelli furono affidati a Serigne Habib Mbacke. Serigne Sieh si stabilì definitivamente tra Tindodi e Naïda nel 1934. Questo momento segna una svolta decisiva nella vita dello sceicco Ahmadou Mbacke, che opta per un'apertura dei suoi orizzonti intellettuali, assimilando rapidamente la lingua francese, dopo aver intrapreso lo studio nel 1934 con l'aiuto di Ahmadou Mokhtar Wan. È anche il periodo in cui Gaynde Fatma si distingue per il sostegno che riesce a fornire agli studenti, attraverso borse di studio e la costruzione di istituzioni. Il suo forte impegno per la società lo porta in seguito ad adottare una posizione diversa da quella del regime adottato. Fu così l'origine della creazione del primo partito politico dell'opposizione senegalese, chiamato così il Partito Democratico Senegalese del maestro Abdoulaye Wade. Ma prima di giungere a questa tappa, Serigne Sieh Mbacke ottenne il riconoscimento mondiale attraverso i suoi molteplici viaggi, a partire dal suo insediamento a Touba, dopo il ritorno a Dio del padre nel 1945. Intraprese così un pellegrinaggio alla Mecca, che segnò l'inizio di un'apertura al mondo, attraverso i viaggi, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1965 creò la Federazione dei Gruppi Religiosi e Culturali dei Discepoli di Sieh Ahmadou Bamba, la prima organizzazione religiosa legalmente riconosciuta in Senegal. Da saggio visionario e sotto la guida di colui che gli insegnò il Corano, lo sceicco Mohammed Fadel Mbacke, Serigne Sieh Gaynde Fatma, gettò le basi per lo sviluppo della città santa di Touba. Inoltre Serigne Sieh Fatma mantenne stretti rapporti con tutte le comunità religiose senegalesi, tra cui lo sceicco al-Islam Ibrahima Niass, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, Serigne Abdul Aziz Sy Dabakh, con il quale compì il pellegrinaggio alla Mecca nel 1951. Insieme a Lamine Gueye, Serigne Mountakha Tall, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, che ama spesso ricordare questo durante le sue conferenze intrise di spiritualità ed eccellenza intellettuale. All'inizio degli anni 60, Serigne Sieh Gaynde Fatma sostenne senza riserve la lotta dei popoli fratelli di Palestina e Algeria, in un periodo in cui il sionismo e l'imperialismo occidentale erano all'apice del loro potere. Permeate da un'arroganza indicibile, la sua impronta intellettuale traspare ancora nella prima conferenza islamica, tenutasi alla Mecca nel 1963, sotto gli auspici della Lega Musulmana Mondiale. Serigne Sieh si spense l'11 marzo del 1978, lasciando un segno indelebile nella storia del muridismo e del Senegal, che alla benedizione del suo omonimo, Sieh Ahmadou Bamba, scenda sui suoi discendenti. xam naa maa ngi wàcce foofu kàddu yi di leen rafetal bu baax ci seen teewaayu tey bi. waaw jërëjëf soxna Maam Jaara Lum ak soxna Maam Jaara Cissé ci seen discours bu am solo bi ngeen def ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma taawam di wax ne ñi ngi sant bu baax a baax Serigne Saliou Seck mi nga xam ne moom moo jiite culture bu daayira Serigne Touba bi nga xam ne moo waajal discours bi ànd kook ñoom tu tànk yi wax dëgg yàlla lu ama am solo la ndax suñu tu tànk yi bu ñu fexee ba ñu xam suñu mag ñi di ko mën a waxtaane di ko mën a xamal keneen nag parce que ñoom ñooy jaxasoog suñu moroom suñu mbokk tubaab yi ñoom ñooy jàkkaarlu ñoom ci école yi ñooy dem ak ñoom ci université yi ñooy jëm ak ñoom ci feneen kon ñoom buñ ci amalee ay gëstu lu am solo la mën nañoo parce que dañuy fàttaliku li nga xam ne moom la Serigne Moustapha Sall waxoon
ne taalibey Serigne Touba yi danañ dem ba ci kanam duñ dégg sax wolof loolu nag lu mel nii moo koy liggéey du caageen ne rek dañuy tëju suñu biir di waxtaane sëriñ bi rek di kontaan di daanu waaye ñu fexe ba suñuy tu tànk di gëstu sëñ bi di ko mën a waxtaane ba fuñ leen fëgg laaj leen ñu mën cee tontu kon loolu mooy li nga xam ne mooy yillay ñu def discorso bi ci italiano xam naa sax waroon nañ koo waajal ci wolof beneen yoon incha allah danañ fexe ba discorso bi ñu def ci italiano ñu def ko ci wolof mu gën a leer ñu gën koo yaatal bu ñu paree distribuer ko képp ku fi nekk yilla ji rek mooy fexe ba ñu gën a xam sëñ bi gën koo mën a dund kon loolu mooy li nga xam ne mooy discours bi nga xam ne moom la soxna yi doon def ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di ñaan suñu borom defal leen tawféex ngeen gudd fante ànd ak wér suñu borom barkeel leen bu baax a baax ci barke Serigne Touba barke Cheikh Moustapha al Karim baax na jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf Serigne Saliou ñoo ngi lay sant baax ci taxawaay bi ndax ni nga def ba xale yi mën a taxaw soxna Jaara mi jëkk a wax ci li gën a gàtt rek mën nañ wax nañ biographe Serigne Moudou Moustapha ñun ñëpp ñu déggandoo ko ci làmmiñ wu leer a leer kon ñoo ngi koy sant baax di ko gërëm di ñaan suñu borom gën koo dolli xam-xam moom itam baax a baax di sant soxna Jaara Lum bu baax a baax moom tamit ci li nga xamante ne si wax nañu Serigne Cheikh Mbacke ak i jaar-jaaram ba ni mu taxawalee daayira kon niñ ko xam ne dañuy continuer programme bi yaakaar naa waa commission culturelle ñi ngi nii taxaw ci njiitu Serigne Moustapha Mbaye ñi ngi nii taxaw dañu leen di bàyyi rek ñu doog ñu commencé liggéey bi waaw kon ni ne ko waxee rek ñu gën a doolee teewlu bu baax a baax ndax yaakaar naa bi tout tànk yi wax coow li mel ne xaw naa xum ba li ñu wax sax xaw ñu ko mën a dégg baax bi ci topp nag muy commission culturelle bi nga xasim ñoo war a waxtaan ñu gën leen tollee diglu baax a baax Serigne Saliou Ndiaye fekkee yaa ngi saal bi dañ laa soxla fii ci taabal ji Serigne Saliou Ndiaye oh wallaay ndeysaan wallaay yéen wallaay waaye nag ku baax la de boo ñëw denc am na ku baax la parce que Serigne Touba dagg maam lépp moom nga xam ne rek ñaam ku baax rek Serigne Touba keroog ñëpp ñëw sëñ maam borom gis naa ko non ñëpp ñëw keroog to kenn mañ ko man nag feewar laa yéex a yëg sëñ bi waaw daa yàggul après bañu bi kër ga nag avant ñu kii la ma sëñ Fall waaw ñëw feewar daa yàggoon te du feewar non gisuma ko dafa day dem Sénégal suba ci fan mi ak imam ñëw na fi de day dem Sénégal suba kon mbokk taalibe yi ñu dolli teewlu baax a baax jox Serigne Cheikh Lo jàmm gën bu ko defee ubbil Serigne Cheikh Lo mi xëy mooy def waxtaan wi bu noppee suñu Axa Mbay mi ngi fi suñu Omar Gueye mi ngi fi waaye Serigne Saliou Ndiaye tamit mi ngi fi yaakaar nañ wone ko léegi dafa génne yeesul waaye mi ngi ñëwaat bu ko defee mooy tëjal Serigne Cheikh Lo kon dañuy jox Serigne Cheikh Lo jàmm gën bu ko defee mu ubbi jox Serigne Cheikh Lo bi nga xam mooy Serigne Cheikh Lo Rimini mooy def conférence bi kon bismillah Serigne Cheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا معين وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ku tedd ki Cheikh Mountakha Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te defal ko ak wér moom mboolem jabatug Serigne Touba gi waaye di nuyu bu baax it ak ziar Cheikh Ahmadul Mokhtar mi nga xam ne moo fi toog jataay bi Cheikh Moustapha al Karim di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko lool te defal ko ak wér moom mboolem njaboot gi aju ci Daaru Xudoos gépp waaye naka noonu la ñuy nuyoo bu baax ak ziar mboolem Cheikh yi Serigne Touba yi nga xam ne ñu ngi aju ci kër gi di ziare bu baax suñu kilifa ku tedd gi nga xam ne moom la sëriñ bi doyloo yabal ko fii ci jataay bi
muy Cheikh Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine di ko masawu coono bu baax a baax ci xat-xat yeeg ak coono yi nga xam ne jànkoon na ko ba agsi ci réew mi ngir suñu jëmm yu xeebu yi waaye di siyaare bu baax mbokki taalibi yépp ci turu nihmat rabbal alamin bi nga xam ne moo dajale buntu kër Cheikh Moustapha al Karim yi te sëriñ Ahmadou Diang nekk ca bopp ba ànd kook sëriñ Moustapha Sylla ak sëriñ Ahmadou Ñaan mu mel ne li ñu fa dajale tey nag mbir la moo xam ne nii kenn ku nekk ci ñun jàpp naa ne xam nga ko muy xeeñtu goo xam ne ni ñu ngi koy xeeñtu ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne amal nañ ko ci ñeenti fan yi ci ginnaaw rek fële ci Touba muy bis bi nga xam ne moom la Sëriñ Touba Xaadimal Mustafaa bu gënal moo ko gënaloon ci bis yi muy bis bi nga xam ne moom la dajawoon ak suñ borom nga xam ne bis boobu nga xam ne bu màgg boobu nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi wala mag ñi nga xam ne dañoo nekk ci ëttub Daaru Xudoos bi ñu ci bëri dañoo jëloon bis boobu def ko sëriñ bis ba nga xam ne bis bi su màgg ñëwee ci lañ ji ñëw Touba di ci siyaare si nga xam ne beneen màggal gi nga xam ne moom lañ di dëgmal dañ koy bàyyee ñeent njaboot gi kon dafay mel ne loolu sëriñ bi waxoon ñu saa su nekk ne bu leen def dara ci lu dul ndigal man la ne ndigal loolu la ñuy xeeñtu ba tey ñu tax daje fii ci rajo Emilia kon ci biir loolu rek la ñuy sant mbokk taalibe yëpp ak gërëm buntu kër Sëriñ Tuubaa yëpp ndax noonu ko jëwri ñuy waxe saa su nekk rek bismillah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ñaan ci barkeb borom bis bii di Cheikhul Khadim kii wax kat di la fàttali daa bëgg ngeen déglu kon nag maa ngi ñaan lillaahi wa rasuuli ñi teewlu sëñ Cheikh Lo Rimini mii ànd ak sunu jëwriñ yi di sunu sëriñ Cheikh Lo Jàmmagan sëñ Ahmadou Mbaye ak sëñ Omar Gueye Labba rikk waay mbokki taalibe yi ñi teewlu ndax li ñuy wax kat mu ruus des ci ñun ñu am ci njariñ déglu ko waaye su fekkee ne bu ñu waxee duñ déglu njariñ la du bari te ki ñuy waxtaane ak li ñuy waxtaane dara génnul bis bi dara génnul it bu jëm ci ñun kon nag lii laay war a suul ñoo ngi ñaan ci barkab sëñ Touba ñun ñëpp ñu déglu ci barke Cheikh Moussa borom tundoo di bismillah. jërëjëf sëñ Axma ci kàddu yooyu comme ni ma ko waxee woon rek xam nga ne Cheikh Moustapha al Karim bi nga xamee ne Cheikhul Khadim làqu na ci suñu bët moom Cheikh Moustapha génnam bu njëkk ca Daaru Xuddoos Ashriina Muharram dafa am loo xam ne ni daf ñu ko dénkoon waxoon ñu ko muy bennoo gi nga xam ne moom la alxuraan wàcce ci suñ kaw waaye bennoo gi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ñun ñëpp ñu def ko kon dafay mel ne jataay bi tey jii bu ñu fa agsee tey jii njabootu ak sëriñ Tuubaa gépp buntu kër sëriñ Tuubaa yëpp daje fi ngir ñu màggal jëmm ju tedd jooju Seexul Xadim kon noonu ko suñu Axma waxee rek laaj na kenn ku nekk ci ñun doonte benn minute nga teewlu sëriñ Cheikh Lo nga xam ne boo fi jógee rek boo demee delluwaate ci kër ya incha allah da nga am loo mën a nettali kon nag ponk bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh bëgg a waxtaanee ak ñun tey moom la alxuraan wàcce woon ci suñu kaw muy li nga xam ne moom suñu borom wax ko ne nañ jàpp ci buumam gi te bañ a tàqali ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jooji moom la sëriñ Cheikh bëgg a waxtaanee ak ñun wa'tasimu jooji nag suñ ko déggee daf ci am noo xam ne dañ koy jël firee ko lu mu leen neexee wala ñu firee ko noo xam ne xëy na ni ko suñu borom doon bëggoon a waxee wala ni ko sëriñ Cheikh Moustapha al Karim bëggoon a waxee demewut noonu kon nag loolu rek lañ incha allah moom lañ bëgg sëriñ Cheikh indi luñu lenn ci loolu bu ko defee ñu mën ko taatan yóbbaale ko waaye nag xam naa bala maa jox sëriñ Cheikh muy dugg foofu dana am lenn tuuti loo xam ne dama koy ñaan mbokk taalibe yi nga xam ne maa ngi ñoo maase jamono wala ñii di samay ay rakk ci man ñii di ay tout tànk yoo xam ne nii xëy na waajur yi ñu ñoo leen jële Sénégal indi leen fii bu ko defee ñu mën maa déglu tuuti ndax damay faral di wax ne kenn ku nekk ci ñun bu fekkee sa waajur daf laa meññe fam la war a meññe
yóbbu la nga jàng fa nga war a jànge yar la fa nga war a yaroo ba nga toll ni nga toll mu jël la daggal la billet wutal la paas dugal la ci avion indi la fii ci réew mi dugal la ci kër goo xam ne bu dee waxtum sedd sa faas yi day tàng jër waaye bu ci waxtu tàngoor it mel na ne biir kër gi day am clim kon foofu li ma bëgg a wax rek mooy nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax njaboot gi li tax njaboot gi ndax dafay mel ne léeg-léeg waajur yi dañuy jële Sénégal indi ñu fii waaye bu ñëwee ba fii am na ci ñenn ñoo xam ne bu ma leen ko sañee wax rek ku ci amul bourse paga rek da ngay commencé diir sa waajuru mag wala kat nga commencé doxin weneen doxin woo xam ne nii xëy na nekkul woon ci yow waaye dafay mel ne jamono ji nga sensé jóge ci beneen climat ñëwaat ci beneen climat moo lay indi loolu tamay faral di wax saa su nekk ne waajur yi de bourse paga boo mën a am ak lu bourse paga bu rëy xooluñu bourse paga boobu nga am kon nag lii warteef ci yow mooy sa kilifa googu nga xam ne jëlee na la Sénégal ba indi la fi wax dëgg yàlla lam defoon ci yow muy diine ak ngor saa su nekk diine ak ngor jooju da nga ko war a sàmm kon nag loolu maa ngi koy sàkku ci mbokk taalibe bi yëpp tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci waañ week ñoo nekk ci biteeg yëpp ñu bàyyi xel waajur yi li tax ñu indi fi ñu fii ci réew mi leneen li ci desit ma jëmale ko ci waajur yi ndax ñenn ci waajur yi def ci am ñi ñenn ñoo xam ne nii dañuy indi tout tànk yi fii ci réew mi waaye bu tout tànk yi commencé liggéey ba am bourse paga rek ñu commencé mel ne tout tànk boobee kat ab marchandise la wala ab magasin la wala ab usine la boo xam ne ni moom pour moom wut alal dong la war a def ci xale boobu kon nag njàng mi ba léegi mi ngi fi du waay su mukk kon nag nañ yóbbuwaat xale yi nañ yóbbuwaat tout tànk yi ci daara yi bu ko defee la nga leen manqué woon ca Sénégal bu ko defee ñu mën leen a def ci seen bopp kon nag loolu lenn la loo xam ne ni rek dama ko bëggoon soññee rek ci sama mbokk tout tànk yi nga xam ne ñoom laa bokkal jamono leneen li ci des rek di jox Serigne Cheikh comme waxtu wi dafa xat bu ko defee mu dugg ak ñun ci ponk bi nga xam ne indi na ko tey muy ndimbalante waaye ndimbalante nag buñ koy wax dafa bari ay façon yooyu nag la bëgg ñëw incha allah leeral ñu ba kenn ku nekk ci ñun boo fa jógee rek xam fi ngay jaar ba dimbali sa mbokkum taaliba waaye xam sa fi ngay jaar ba dimbali sa mbokkum jullit waaye nag day faral di wax saa su nekk nag mbokkum taaliba bi nga xam ne moom nga bokkal pas-pas te sëriñ bi dénk leen ngeen war a ànd nekk benn lu moroomam yittewoo rek morom ja ca des na ko toppatoo bu ko defee incha allah boo paree xam naa sëriñ Saliou dana ñëw incha allah def ci ay taxalihaat wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.